asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax mbokk yi kon nag seen plateau spécial bi nga xamante ni moom lañ fa séenee ànd ak yéen ci fii ci Ndar day mel ni plateau la boo xamante ni ginnaaw ba nga xamante ni ànd nañu ak ay mbokku taalibe ànd itam ak ay kilifa dañ leen diggoon ni leen incha allah daan ànd ak ñenn ci ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu àddina wi mu nga xamante ni diine ak jamono saa su nekk dañuy ànd ca lépp di rafet moo tax tey ñu ñëw fii ci kër président Ahmed Fall Braya ànd ak kenn koo xamante ni mooy responsable bu jiite femmes yi di soxna Aïda Mbaye moom lañ fa séenee àndal ñi waxtaan ci lépp lu jëm ci wàllu actualité jamono ji ndax suñu waxee jamono ji fi mu toll nii ci wàllu politique dinañ wax wàllu parrainage waaye itam élection 2019 yi nga xamante ni daanaka am ñi ngi ci sóobu ci campagne bi ci kanam tuuti desatut lu bëri waaye nag surtout fii ñu nekk ci Ndar mairie bi ak doxin wi ak ñoom nan lañ ko gisee ak parti bi nga xamante ni mooy parti démocratique sénégalais di PDS seen taxawaay ñoom ci Ndar ndax ñi ngi dox jëm kanam wala fuñ ci toll yëpp ak président Ahmed Fall fan la toll moom itam fi mu toll nii ci wàccaay wi ndax mën nañoo xaar mu nekk candidat waaw wala déet lépp ci kanam dana leer soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax sëñ bi di la fay nuyoo di la ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay waaye di am kontante bu baax dalal leen fii ci Ndar macha allah di présenté wu rek man maa ngi tudd Aïda Mbaye dëkk Soor topp nekk ci responsable yi di liggéey ci ginnaaw la président Ahmed Fall Braya. nga présenté waale mbokk yi nga xamante ni gis nga leen ñoom itam ñëpp di ay responsable ñëw àndanteeg Ahmed Fall ànd ak yow ci jotaay bi tey ngir dooleel la. waaw bu may présenté ñi ma àndal damay présenté ku ci mel ne Aminta Diagne di présidente des femmes yi nga xam ne moo nekk Diamaguène waaye tamit di présenté Madeleine Thiam bi nga xamante ni mooy président bi nga xamante ni mooy Saint-Louis 3 di FAVEC yi nga xamante ni ñooy liggéey nekk plan signé benn partenariat ak le président Ahmed Fall Braya ki topp ci moom di la secrétaire général di Kiné Diop Fama Anne moom tamit bokk ci les femmes du développement duma fàtte Ablaye Fall mi nga xam ne mooy coordonnateur bi waaye di présenté Alou Gueye bi nga xamante ne nii mbokk la ci président Ahmed Fall Braya waaye ku ko xam-xam président Ahmed Fall Braya depuis bi mu commencé ba léegi ñoom ñooy ànd di présenté Youssoufa Ndiaye mi nga xamante ne nii moom moo nekk ci langue bi daanaka su ma nee Alou wax Youssou rek wax Babacar mën nañu yóbbaale ñëpp parce que su ma nee Babacar mën na yóbbaale jeunes yi nga xam ne ñoo ngi liggéey ñëpp ci ginnaaw le président Ahmed Fall Braya su ma nee Alou Gueye mën na yóbbaale ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw président Ahmed Fall Braya di liggéey di nuyu ñëpp tamit di leen sargal waaye di rafetlu liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko ànd di ko liggéey ensemble. suñu waxee ànd ak Ahmed Fall Ndar gi yaakaar naa responsable politique yi fi nekk bëri na. parti yi bëri na lan moo tax ngeen tànn Ahmed Fall pour ànd ak moom. waaw laaj boobu boo ñu ci laajee dinañ ci sawar lool ndax li tax ñu ànd ak président Ahmed Fall Braya di liggéey ak moom dañ ko gis mu nekk doomu Ndar dëkk Ndar juddoo Ndar waaye bëgg Ndar sonn trop ci Ndar. di jël alalam di ko def ci Ndar ku xam président Ahmed Fall Braya xam ko ci bëgg gu mu bëgg Ndar xam ko ci bëgg gu mu bëgg jigéenu Ndar yi waaye xam ko ci bëgg goo xam ne bëgg na ko defar Ndar mu nekk nit koo xam ne nit ku baax la nit ku dëgg li ñu gën a convaincre ci moom pour ñu liggéey ak moom mooy bëgg gu mu bëgg Ndar waaye bëgg gu mu bëgg dëkkam ndax dañu wax ni nit ki li lay liggéey yaa koy jariñ nit mënu la may dara lu dul yëg donc nit ku nekk li ngay mën yaa koy defal sa bopp mais li tax ñu am sawarte liggéey ak moom gis nañ ko taxawaayam ci Ndar gis nañ ko ak bëgg-bëggam ci Ndar lépp loo xam te ni mi ngi waa Ndar ñi ngi koy jooy lum ci mën ak lum ci mënul dina taxaw pour saafara ko kon loolu moo ñu convaincre ci moom pour ànd ak moom mu nekk nit ku dëggu ku bëgg parti mais nit ku sincère aussi. ndax bëgg Ndar mën naa ànd ak Ahmed Fall ñu ni moom moo gagné élection fii élection yi jàll ci collectivité locale yi mu ngi wëlbatiku jébbalaat ko ñeneen. wala dañ koo foqati ba pare ñu ni bëgg na Ndar loolu moom bëgg Ndar gi fan la féete. waaw du foqar ci mën nañu wax duñu foqar ci ndax nit moom dañ ni tool li nga ci ji rek loolu ngay góob te ku ne xam na ne ñi dëkkul Ndar sax xam nañ le président Ahmed Fall Braya moo gagné élection yi mais dafa am année boo xam ne comme le président Wade doon wax du ma jaar ci ay néew pour dem ca palais ba kon Ahmed Fall Braya dafa taxaw ne bu fekkee dafa war a jaar ci ay néew pour dem mairie ba du ko jaral
waaye nag yoon yemul ci benn te looy xëccu rek yàlla na fekk mu nekk sa yiw te dañu jàpp ni tant que yoon jeexul waaxsul du jeex ndax ñu ngi ci liggéey bi liy joxe mairie bi ñi ngi si ñi ngi taxaw waa Ndar ñi ngi liggéey waa Ndar mi ngi jël alam di ko def ci Ndar le président Ahmed Fall Braya li muy def ci Ndar li muy investir ci Ndar le maire de Saint-Louis investir ko ci Ndar taxawaay bi mu ci am le maire de Saint-Louis amu ko ci Ndar Ahmed Fall Braya taxawaay bi mu am ci Ndar mooy taxaw Ndar taxaw jigéen ñi taxaw jeunesse yi mais également taxaw dëkk bi mais taxaw Guet-Ndar gi nga xam ni fi la dëkk ndax bu yàggul dara yaakaar naa ni gis ngeen le président Macron ñëw na fi di wut lu wàllu saafara ci géej gi soo xoolee fii sinistré yu bëri ñu ngi fee ci fi ñu leen yóbbu nand fay la goo xam ne amul dara ñu jël ay bâche muy xaar yàlla ñu jël ay bâche def bu tawee bâche yi day daanu ànd ak ban bi boo fa demee sa yaram day daw parce que bu ñëwee fii ay nit ñoo fi dëkk doo ko gëm te loolu ku si nekk boo ko waxee mu la ay mbokkam lañu ak ay deretam lañu bu ñu fa demee ba gis leen rangoñam dafa tuur te boobu ba léegi mi ngi si di jéem lu mu mën ak lu mu mënul arrivé boobu lu nekk wax nañ ko si mais bëgg Ndar ak bëgg doomu Ndar ak fonk ay mbokkam moo tax mu dem ci arrivé bi donc loolu la woon ñu xam ne intérêt bi du intérêt benn parti mais intérêt Saint-Louis la intérêt commun la problème boo xam ne waa Ndar yëpp ñoo ko am mu taxaw takk ndigam pour taxaw ànd ak ñoom ci problème boobu pour saafara ko jar nga leer lu baax ndax ñu bëri nee nañ booba sax dégg naa ñu ne départ na dem na ca président Sall gis na ko ñi ni xaalis a tax wax ja bëri na ci côté booba dëgg-dëgg lan moo waral cause boobu ñëpp nekk fi waa APR nekk fi le maire nekk fi moom mu gàttandu Macron ci côté boobu ànd ak moom mel ni daal moom état bi dañoo jaxasoo woon waaw parce que le président Ahmed Fall Braya dafa nekk nit koo xam ne du jiital intérêt personnel parce que fekkoon intérêt personnel la wala bëgg-bëggam la wala alal la yaakaar naa macha allah catawuñ ko mais dañu jàpp ni moom li mu am mën na ci dund ba dee parce que mi ngi liggéey mi ngi am alalam donc bu doon dem ci Macky Sall du xaalis moo ko fay yóbbu dafa am ngëm-ngëmam am conviction mais doon tamit nitu jàmm parce que man ak moom dañu xaw a yem gis-gis parce que damay wax ni politique du noonoo que diw bokkuñu paat dañu war a nekk ay noonu wala dañuy xeexoo wala dañuy xuloo déedéet nit ki li nga bëgg régler mën nga ko régler li nga bëgg faj mën nga ko faj te du xeex du xuloo Ndar ñoo ko bokk Sénégal ñoo ko bokk te dafa am benn ambition boo xam ne dafa am ambition waxuma la mairie bi mais téye Sénégal te téye Sénégal kenn mënu ko téye ci xeex ak xuloo il faut que nga nekk nit ku dal nit koo xam ne da ngay jéggale mais nit koo xam ne da nga jël sa lépp tekk ci dëgg mais le président Ahmed Fall Braya noonu lay doxee donc bu ñu ñëwee ni dafa doon dem yaakaar naa ne yéen ñi nga xam dëkkuñu sax am ngeen ci gis-gis bu yàggu rek def na benn point de presse nee na moom dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy doon le président Ahmed Fall Braya te yaakaar naa ne kuy doonu nit doo ko doonee ci sa bis ci biir kër gi nga koy doonee ngay toog xaar ka fi tey suñu seetloo Ndar li manqué bari na trop man bi may duggee Ndar surtout bi may yëg Ndar vraiment gis nañ mbalit mi salte bi gis nañ dëkk bi nam war a mel dëgg ci doxin lu bari des na ci tey nga gis géej gi wax nga ni mi ngi nugg kër yi mi ngi def lépp maire moom mi ngi fi dégg naa barki dem sax jël na lu mat ay 15 millions fay ko ab waykat mu ñëw fii fanaanee xawaareel waa Ndar cam dëkk bi li farata ji nekk fi waaw xam nga comme li Olof Ndiaye di wax naan lu ni fàng kenn du ko jeex dafa am loo xam ne ñun waxuñu leen ko donc mbalit bi nga xamante ne nii gis nga ko ci yoon bi ngay ñëw te dañ ni am nañu maire ñun dañu jàpp ni le président Ahmed Fall Braya mooy suñu maire lim leen defal le maire de Saint-Louis defal ñu ko bu ñu gisee problème moom la ñuy gis bu ñu amee dëj moom la ñuy gis bu ñu amee ngénte moom la ñuy gis bu ñu amee naqar moom la ñuy gis donc moom mooy suñu maire Ndar nag comme li nga si wax rek li ci nekk mooy salte gi tilim gi Ndar tilim na salte na bëri na problème nit ñi dañu sonn parce que dafa am loo xam ne en tant que maire de Saint-Louis noonu la war a taxawee yaa ko wax nga ni tout récemment bu yàggul indi na fi Wally Seck fay ko ay millions te pourtant jeunes yaa ngi fi amuñ ci lu ñu jàpp Guet-Ndar gi ñu toog di waxante yow moo li ñi ngi fi mën nañu subventionné seen licence yi ñi ngi nangu seen matériel fu ñu dem ñu nangu seen matériel jël ay doomu jàmbar reer leen te du mujj fenn donc Mansour Faye le fait que muy ñëw di indi ay millions di ko indi benn mission amul sens ñun gisuñu suñu bopp mu defaroon ñu Ndar setal Ndar ba mu set taalal ñu lamp yi mais defal ñu emploi des jeunes parce que millions yooyu mu yàq xajoon na ci nit ñi vraiment ñun kontaanuñ ci gisuñu tamit suñu bopp ci mairie bi waaw na nga gis quai de pêche bi nga xamante ni bii signé na accord léegi ak nga xam ne doomi Ndar yi tey au lieu que suñu nappatee ñu indi ko ci dëkk bi il faut dañ koy sippi Mauritanie loolu ndax du rey koom-koomu Ndar dëgg-dëgg moom le président Sall wax dëgg yàlla dina rey koom-koomu Ndar mais tamit ci lu ñu naqadi la parce que kontaanuñ ci donte def naka nag te mënuñu si dara amuñu ci benn saafara ngeen yaakaar waxtaanuñ ci parce que dañuy wax ni lu ñëpp bokk dañ koy waxtaane te doon président yaakaar naa warul tax ngay demee sa xelum bopp parce que loolu moo tax nit ñi di wut conseil te réew mi tamit ñëpp a ko bokk loo ciy def war nga woo ñi nga xam ne ñoo bokk réew mi ngeen waxtaane ko boo bañee juum
parce que dañuy wax ne xëy na boo wootee waxtaan lu ci bëri dina defar lu ci bëri dina saafaraw mais loolu mu def du suñu intérêt du intérêt waa Ndar mais du intérêt Sénégal gisuñu suñu bopp neexuñu nag waaye mënuñu ci dara. su fekkee ci côté licence yi yéen xayaat normalement yéen war ngeen cee mën a dox ay jéego en tant que yi ñuy politique ba nga xamante ne président dana waxtaan ak mool yi ndax suñu dee rey doom Guet Ndar la ñuy rey ñu ci bëri suñu dee rey seen i doom la ñuy rey ñoom seen i doom ña nga France ña nga bërëb sàngam kenn gisu leen daal ci yu mel nii léegi leen amu leen ci responsabilité ngeen yaakaar. waaw responsabilité bi ñu ci am bu yàggul amoon na lu mel noonu li fi am. waaye ñoom ci seen bopp xam nañ ni dañu tële mënuñu xam nga nit boo yoree mbir nga dem ba mënatoo da ngay jox ku ko mën ndaxte bu yàggul rek rayoon nañ fi benn mool. ministre bi ñëw na fi monsieur le maire ñëw na fi mais bi mu ñëwee pour mu calmer les jeunes mënu ko il a fallu ñu woo le président Ahmed Fall Braye pour mu waxtaan ak ñoom ñu nangul ko nag jox ko cër bu baax a baax. parce que dañu gis ni fépp foo xam te ni war na leen fa taxaw mu ngi leen fay taxaw. bu ñu soxlaa moom la ñuy gis bu ñu reyee seen doom moom la ñuy gis bu ñu amee problème moom la ñuy gis donc bu leen ñaanee ñu may ko bi loolu tamit waxtaan na ci ak ñoom ministre bi mu fi ñëwee waxtaan na ci ak ñoom. waxtaan na ci ak le président Ahmed Fall Braye peut-être problème yi mi ngi wàññeeku parce que xëy na taxawoon na ni ko yónnee bi nga yónnee du régler dara il a fallu mu dem ci Aziz pour waxtaan ak moom te bi mu dee waxtaan gis nañ ni am na changement donte licence yi bëri wala matul ñëpp tamit mais am na ci changement te dañuy ñaan ni dina continuer dina am changement bu baax a baax. ci wàllu assainissement dëkk bi yaakaar naa su ma seetloo yaakaar naa war naa yomba defar ci côté boobu ndax lépp li ko wër ndox la ca donc ñu gis ni fi mu toll nii su tawee Ndar di tëmb di féey ci ndox ba tey am na gox yoo xamante ni bii ci Ndar kenn mënu faa dem ngeen am jafe-jafe ndax yéen su ngeen ñëwoon tey ci mairie bi am ngeen benn programme boo xam da ngeen ko teg ngir saafara loolu. waaw bu ñu ñëwoon ci mairie moom am nañu programme boo xam dinañ ko teg pour wàllu assainissement ndax Ndar naqadiwul assainir comme ni nga ko waxee te dañu gis ni assainissement yi nga xam te ne ni le maire Ousmane Masseck Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana moo ko fi defoon ba léegi ci loolu lañ nekk donc monsieur le maire amul benn saafara wala benn jàng boo xam ne mën na ko parce que tamit bu ñuy wut maire dañuy wut koo xam ne dafa dëkk ak ñun li ñuy dund mu koy dund parce que boo xoolee le président Ahmed Fall Braye du toog benn une semaine wala 15 jours yu toog te ñëwul Ndar contrairement ak ki nga xam ne moo fi nekk maire mi ngi Dakar xëy na programme wala situation moo ko fi indi kooku mënul xam problème mu Ndar mais mënul xam également li nga xam ne Ndar moom lay dund donc comme ni nga ko waxee Ndar dafa neex a assainir mais gisuñu ci benn assainissement boo xam ne bi mu toogee ak léegi def na ko lépp liñ ci gis mooy Ndar bëri na ndox koñ boo dem ndox la man commençant par man sama koñ saafara biñ ci am mooy le président li mu mën nga xam ne mi ngi koy def ci dooleem mooy jënd ay moto pompe tas ko ci Ndar boo demee goxu mbaaj soo demee Guet Ndar tey ci suba yaakaar naa ne émission bi ñu koy war def le matin la woon dañ ko mujj fomm ba ci ngoon gi parce que dafa am ay moto pompe yoo xam ne ñu ngi ko doon wut donc ci loolu la nekk jënd ay moto pompe di yóbbu ci gox yi parce que foofu la dooleem toll pour l'instant ci moto pompe parce que du maire mais incha allah jàpp naa ne jant bu demee ba toog ci maire bi dootul wut ay moto pompe mais dañuy assainir Ndar ba nga xam ne képp ku nekk di nga si gis sa bopp. ndax tey kon waa Ndar li ngeen dégg ci ñoom réccu nañ liñ fi fale maire bi wala réccu wun yaakaar ngeen den ko dàbbaliwaat. waaw réccu nañ ko bu baax a baax a baax waxuma la ñi nga xam ne ñoo àndoon ak le président Ahmed Fall Braye mais ñi nga xam ne ñoom ñoo voté woon pour fal Mansour Faye réccu nañ ko te du li ñuy fen mais dañ ci gis teg suñu bët ñoo xam ne dañ bu démb doon tey duñ ko def te buñ ci demaatee le président Ahmed Fall Braye la ñuy teg ci mairie parce que gis nañu li muy taxawoo Ndar li muy def ci Ndar kenn defu ko ci mooy taxaw si ndox yi amee bu nit ñi amee problème moo leen taxaw jigéen ñi daf leen former cadré leen def leen ay groupement di leen financer di leen subventionné mais di leen dimbal di leen may ay congélateur yi nga xam ne ñu ngi siy dans seen doole parce que boo nekkee Guet Ndar bu jën amee nga jënd sa jën def ci sa congélateur bu jën ñàkkee nga jaay ñi nekkul fii ñi ngi jël seen congélateur di si def seen ay glace di si def seen ay crème di ci liggéey donc loolu méthode la boo xam ne mi ngi ciy dimbali jigéen ñi te yamalewu ko Guet Ndar mais partout quartier boo dem amul quartier boo dem te duñu la le président Ahmed Fall Braye ñëw na fi actuellement ni may wax tey romb na 1000 congélateurs yoo xam ne mi ngi au niveau de commune de Saint-Louis te mi ngi pare pour dem aussi ci département pour def lu mel noonu kon mënuñu dul di ko jaajëfal incha allah di ko jaajëfal di ko ñaanal bu baax a baax mais yàlla defal ko si lu ëpp njortam parce que jàpp nañ te gëm nañ ni tamit bu nekkee ci mairie bi suñu jàngoro yëpp dina faju incha allah di nga faju ci côté yu bari ndax yaakaar naa suñu seetloo fi ñu toll ci liggéey fi ñu toll tam ci kii yéen ban plan ngeen teg tey kon pour toog ci kanamu mairie bi ndax élection yaakaar naa ni desatul lu bari moom tamit mu egsi. waaw élection yi desatul lu bëri waaye bu fekkente ni comme le président Macky Sall li muy wax confirmé na ko dafa randal élection yi ba mois de décembre mais incha allah dañuy wax ni làmb joo xam ne da nga koy bëre rek bu yéexee di nga bëre bu gaawee di nga bëre kon nañ ko sëgg bëre bu ko randalee tamit ñi ngi pare di ko xaar incha allah bi ñun ñu ngi sur le terrain ñun xaaruñu campagne
tout le temps ñi ngi sur le terrain avec le président Ahmed Fall Braya di nekk ci biir nit ñi parce que tamit du ñu bàyyi ba nga xam dañuy soxla nit ñi pour doog a dem ci nit ñi dañuy dem ci nit ñi te soxla wuñu leen moo tax bu ñu leen soxlaa bu ñu demee ci nit ñi day yomb renal na comme ñi ngi préparé teggiwuñ suñu tànk ñi ngi ci liggéey bi nga xam ne moom dañu doon def démb ak bërki démb incha allah rabbi di préparé élection yi te bu ñëwee incha allah dinañu fal le président Ahmed Fall Braya teg ko ci bopp maire ndax député yi nekk fii gisan ngeen leen njariñ su nekk assemblée pour kaas lu mel nii métti trop nag vraiment kuy doomu Sénégal wala kuy am xol bu rafet rek métti na ndax li ñuy dund ndax sentir ngeen seen bopp ci assemblée bi. man de wax dëgg yàlla sentiruma ci sama bopp sentiruma tamit député yi nga xam ne ñoo ngi nekk Ndar parce que mosuma toog ba gis benn député boo xam ne mi ngi kaas ci lu jëm ci wàllu Ndar lu jëm ci wàllu sinistré yi nga xamante ne nii ñi ngi fi nekk te dañu wax ni député yi ñun ñoo leen fa teg ñun lañ fi war a nekkal donc war nañuy dugg si biir nit ñi di xam jàngoro nit ñi ba bu ñu dee ñu mën ñu fa taxawal parce que suñu ay ndaw lañu dañu fa war a taxawal comme ni ma ko lay waxee ñun le président Ahmed Fall Braya mooy suñu maire mais mooy suñu député également mooy suñu ministre mën nañu sax mooy suñu président de la république parce que fépp foo xamante ni war nañu fa taxaw muy le président de la république wala fi nga xam ne député yi war nañu fa taxaw wala le maire war nañu fa taxaw moom moo ñu fa taxaw donc mën nañu jàpp ne ndomba tànk yépp mi ngi ci moom donte teguñu ko ci bopp réew mi suñu génnee foofu nag dugg ci actualité politique yi tey yéen PDS ngeen bokk wala génn ngeen fi dem APR. ñoo ngi PDS ñun PDS la ñuy dee. PDS ngeen di dee. waaw ñu gis ni jamono ji yéen a ngi ci ay jafe-jafe laa mën a wax ndax seen président ki ngeen yaakaaroon. ni moom rek mooy seen plan A mooy B mooy C mooy lépp di monsieur Karim Wade. dikkul ba tey doon nañu ko jiima investir mel na ni rejeté nañ ko bokkatul mënut a bokk ci ay élection fii Sénégal loolu lan moo ci seen taxawaay. waaw suñu taxawaay ci côté boobu yaakaar naa ne du ma ci sore day nekk benn appel boo xam ne dama koy lancé suñu secrétaire général muy maître Abdoulaye Wade di ko wax ni dañu koy lancé un appel à ce que mu taxaw pour génneel ñu plan B bi parce que il est temps parce que nag Karim dëgg la bëgg nañ ko moom lañu def suñu candidat mais Karim ou rien tamit parti la ñu yore wuñu daayira yore wuñu famille parti la ñu yore donte Karim def nañu lépp loo xam ne waroon nañu ko def pour candidature mais antuwul nañ ñu génneel suñu plan B tegal ñu ko parce que dafa neexul nit ki di liggéey te xamul li muy liggéey après fenn la jëm il est temps que ñu wax ñu xam fi ñuy teg suñu tànk ñu xam ñun ñu nekk ci terrain bi li ñuy liggéey après fan lay jëm parce que nag course la de te dafa am départ te mën naa ni wax ni actuellement course bi joxe nañu sifflet de départ bi déjà ñun même bu ñuy départ tardivement la ñuy départ parce que sifflet bi dem na course bi tàmbali képp koo xam ne parti politique nga def nga sa candidat ba yow yaa ngi commencé ci sa parrainage donc ñun ñu ngi toog di xaar bi nu muy gën a yàggee ñuy gën a nekk en retard ñu ngi lancé un appel à ce que ñu jox ñu plan B bi ñu xam fi ñuy teg suñu tànk mais ñu xam aussi li ñuy liggéey fan lañ ko jëm. mënoo jàpp ni plan B bi mën naa nekk monsieur Ahmed Fall Braya wala xaaru leen ko yéen wala yéen ñu ànd ak moom. waaw ñun mën nañu wax ni dañuy xaar le secrétaire général parce que nag dañuy wax ni kilifa la te paaka kenn du ko jiitu ci mbaram plan B bi incha allahu rabbi ñi ngi taxaw ñi ngi xaar boobu ba léegi ñi ngi sur le terrain ñi ngi liggéey mais tamit bu ñu waxee plan B bi ñun dinañu génne dinañu wane suñu taxawaay mais dinañu wane tamit suñu plan B. seen taxawaay lan la. suñu taxawaay il faut que ñu xaar le secrétaire général kilifa gi mu génneel ñu plan B bi tegal ñu sur table su ko defee nag ñun waa Ndar ak ñun ñuy liggéey ñu wane suñu taxawaay ak wane suñu plan. soo ma doon nattaleel xaymaal liggéeyu PDS ci juróom-ñaari ati Macky Sall yi nga xam ni toog na ko ci loolu est-ce que nekkul jàpp nga ni yéen a ngi dox pour mën a jotaat réew mi wala da ngeen di delluwaat gannaaw. waaw gis nañ ni ñi ngi dox pour mën a amaat réew mi parce que gis nañu bi ñu fi jógee ba léegi gisuñu si benn loo xam ne yokkute la mais loo xam ne arrière la parce que même boo xoolee ci pourcentage élection yi dafay gën di wàññeeku mais aussi regret bi dafay bëri na ñoo xam ne ñi ngi ko tegoon ci bopp réew mi ñi ngi ko xool mais ñi ngi regretté que li nekk Ndar moo nekk ci région yëpp partout au Sénégal ñi ngi jooy que li ñu amoon li ñu doon xeeb ci le président Abdoulaye Wade lu gën a pire la ñu gis ci régime bi donc loolu lañ moo tax ñi ngi liggéey ñi ngi dugaat ci askan wi waaye tamit ñi ngi rëcc bu baax a baax rëcc boobu tamit ñi ngi leen ciy jaajëfal di xam ne xëy na peut-être dañu xam woon parce que mën nañu dafa réer mais boo juumee nga dem ba ci biir reconnaître ni yow da nga juum loolu kenn mënu ci dara incha allah. plan B génnagul. ca parrainage dikk na. gars yi kenn ku ne sa secrétaire dem na. déposé jël say kayit ñi ngi tàmbali di yëngu. kenn ku nekk yaa ngi xool ñi lay parrainé yéen ngeen nekk ci. côté xool candidat Karim dina nekk ak du nekk ak du nekk ak dina nekk ndax tey yéen parrainage sax ndax ànd ngeen ci wala déet. waaw xam nga parrainage bi moom dañ ni nguur kenn du xëccoog moom te pouvoir yi nga xam ne nguur am nag yow yaa ma ko gën a xam
waaye li ma jàpp rek mooy booy dem ca làmb ja bul but benn gàllankoor ñun mbër lañu te dañu war a takk suñu mbër dañu war a dem bëre ji ak lépp lu mën a am ak lépp lu ñu mën a teg ñun incha allah dinañ jàkkaarloo moom te dinañu bëri te dañoo fas yéene suñu mbër daan incha allah. yéen amagu leen mbër bay daan dinañu am mbër incha allahu dinañu am mbër ndax ku xam PDS xam ni duñu topp ci ginnaaw kenn. ginnaaw Karim yow kan la sa xel daj fi mu toll bëri na parce que parti bi kenn ku ci nekk war na mën a jiite parti bi le secrétaire général mi ngi fi président Ahmed Fall Brahim mi ngi fi ma diggee ñaa mi ngi fi bëri na ñoo xam ne ay responsable lañ ñu nekk ci parti bi ñoo xam ne ni am nañu postule pour nekk le président am nañu postule pour nekk candidat bi am nañu charisme bi am nañ tamit qualité yi nga xam te ni moo war a tax ñu def leen candidat. loolu am na ci am na ci lu bëri sax ndax ku xam PDS du parti bu ndaw te bëri na ay kàngam yoo xam ne daf ci nekk. yéen su ngeen toogee ak Ahmed lan ngeen koy conseillé ci wàllu njënd ak jaay côté surtout côté français yi ñëw samp ni ñu déggoon coow lu bari na trop seen digganteeg waa Sénégal ca moom itam muy koo xamante ni ñëpp xam nañ ni ci wàllu côté boobu ci yëngu bu baax a baax yéen su ngeen toogee lan ngeen ko ci conseillé pour mu jàppale ko ci Sénégalais yi ñoom ñi ngi jooy bu baax. waaw mi ngi jooy mais xam nga dafa am loo xamante ne nii pouvoir la mooy ci li ma la wax dafa dépendre ci nguur gi. xam nga ku xam le président Ahmed Fall Brahim xam nga ne ci loolu lay yëngu. mais xam ci parti bi tamit xam loo xam ne lu mu maîtriser la donc bu yàlla defoon ñu dem ba yore nguur gi du ñu am problème boobu xëy na président Wade bi mu fi nekkee lu bëri changé woon na ak français yi mais gis nañ ni bëri na loo xam ne changé woon na mais dellu si waat na par rapport ak li nga xam ne suñu relation la woon ak France donc li ñu mën rek mooy xeex pour teg nekkaat ci bopp réew mi pour yu bëri ñu mën ko fi jële parce que boo nekkulee ci bopp réew mi yu bëri mënoo ko xeex yu bëri doo ko mën def xëy na da ngay xool fi nga xam ne fa la sa doole toll nga defee kaf contrairement ak boo nekkee ci nguur gi yu bëree bëri di nga ko ci mën a xeex loolu ci la bokk te incha allahu rabbi xam naa ne bu fi nekkoon dana bu yooyu dina bokk ci yi muy njëkk taxaw pour xeex ko ci côté boobu yaa ngi dégg fan yi itam lu bëri ci jafe-jafe surtout ci wàllu ndox ak yu mel noonu ci yéen ministre bi yéen vraiment yéen ministre yéen lépp yéen waa Ndar tey ban jàngat nga ci am waaw mooy jàngat bi man la ñun gisuñu suñu bopp ci mairie bi waaye gisuñu suñu bopp ci ministre bi parce que problème yi bëri na Ndar comme ni nga ko waxee am nañu problème mu ndox même dëkk bi problème mu courant la ñu am bëri na ci site yoo xam ne boo wàccee route nationale bi dafay lëndëm agression bi bëri na jeunes yi taxawaal yi bëri na te loolu yëpp li ko war mooy manque d'emploi bi nga xam ne jeunes yi war nañ ko def parce que boo liggéeyul amoo liggéey te yow obligé nga def naka sudul noonu lëndëm na tamit koñ yi lëndëm na koñ yi salte na police yi bëriwul am na police boo xam ne commencé woon nañ ko fi depuis ça fait presque 5 ans fa mu yemoon foofu la yem ba léegi te yooyu yëpp ci xeetu kaaraange la bokk ñu ngi koy daal di ko soññaat bu baax a baax di ko wax ni ko gisuñu suñu bopp ci mairie bi na defaraat taxawaayam bu baax a baax waaye nit soo nekkee ci dara ba gis ni lii ma nekkat bëgg naa waaye mënuma dañuy jox sa morom mu xool ba xam est-ce que nag li ñuy ndimbal wërtaa fekk loxol borom ba yéen waru leen a taxaw nag monsieur Ahmed Fall comme que yàlla macha allah dénk na ko kàttan geeg man gi ci wàllu alal wërta na taxaw nag tàmbali moom itam loo xamante ni bii ji ma wut employé ndaw ñi ñu am fu liggéey jigéen ñi mu wutaleen ay groupement ñuy liggéey fexe def noo loo xam ne acte boo xam ne dañ xam ni kii sore mairie bi dina wuteeg ñi fi nekk waaw loolu ci li nga ñu fekk déggoo man la ñun le président Ahmed Fall Brahim mooy suñu maire ndax moom moo ñu fi defal emploi des jeunes moo fiy jël famille di leen former ay groupe di leen subventionné pour ñu liggéey mooy jël famille di leen defal ay groupement di leen jox ay jumtukaay pour ñuy liggéey famille dafa leen di defal groupe jox leen ay caisse subventionné leen ñuy liggéey ba pare mu leen defal ay formation di leen defal ay transformation fruits et légumes transformation di defal ay savon ay eau de javel yépp mi ngi si donc loolu ñu nga xam ne moom am nañ ko ci moom amuñu ko ci monsieur le maire moo tax man la ñun amuñu maire dañu jàpp ne le président Ahmed Fall Brahim mooy suñu maire parce que fépp foo xam ne maire bi waroon nañ fa taxaw moom moo ñu fa taxaw muy ci côté góor ñi ci côté jigéen ñi ci côté jeunes yi ci côté mag ñi loolu lépp muy ay taxawaay yoo xamante ni vraiment taxawaay yu am solo la ci ab dëkk ndax kenn ku ci nekk soo nekkee ci dëkk war ngaa mën a def bay sa kemtulaay kàttan fi nga toll ba suñu gis ni kii ëllëg suñ ko dénkee lii war na koo mën a yore tey ban appel ngay lancé ci doomu Ndar yi nga xamante ni bi ëllëg ndam ngeen a sàkku dagaan ci ñoom seen i carte waaw appel bi may lancé ci doomu Ndar yi day yomb parce que Ahmed Fall Brahim dafa nekk produit boo xam ne mën naan dafa yomba jaay parce que foo taxaw ci Ndar ni le président Ahmed Fall Brahim duñ la laajte moom la kat parce que bu dee ci quartier yi bu dee ci koñ yi bu dee ci dëkk yi fépp foo dem boo ne le président Ahmed Fall Brahim xam nañ ko ci taxaw gum leen di taxaw ci dimbali gum leen di dimbali mais ci sonn gum leen di sonn jàpp naa ne suñu campagne suñu programme dina yomb comme ni ma la ko waxee depuis lors ñi ngi ci terrain bi ñi ngi liggéey te fu ñu taxaw gëjuñu fa amul quartier boo xam ne dinañ toog 1 mois te duñu fa dem quartier yi nekk ci Ndar yëpp donc fépp fu ñu ca dem rek dinañu xam ñun ñooy kan mais dinañu xam ban taxawaay moo ñu indil appel bi ma leen di lancé mooy am na ci ñenn ñoo xam ne ci population bi mooy erreur bi ñu defoon
ñuy jeexi jaaxa naan moom la ak du moom ba tax ñu may leen yoon boo xam ne mën nañu poqar ci mais cette fois-ci dañuy am benn taxawaay boo xam te ne ni kenn du ko xiili xaar ndax xam nga ki ngay jonganteel boo ko rawee ba mu lay séen du am naan kii jege naa ko ak jegewu ma ko kon dootul am te fas yéene loolu mooy am incha allah. est-ce que loolu yomb ak Mansour Faye ak doole ji nga xam ne am na ko gros président ba pare nekk ministre nekk lépp ëpp leen financement ay koppar yu mën a financer ci askan wi est-ce que loolu dana am ndax duñ jënd askan wi su boobaa ndax itam Sénégal moom programme daanaka am léegi soo waxee rek dem ba ci 2000 yeeg 1000 francs yeeg 5000 francs yi ñuy joxe ci askan wi ñaare mooy tax programme du mën a taxaw. waaw dama jàpp ni loolu du yomb parce que bu fekkee xaalis la ñu tuur élection yi passé ay millions la ñu tuur biir Gendar gi te teewul bi ñuy guddi gi ñu doon pare 18h bi mu le président Ahmed Fall Braye daf leen fi baat donc affaire bi du xaalis mais yëg la gooy yëg nit ñi ak saafara gooy saafara seen tawat ak dugg booy dugg ba xam lan mooy seen situation waaye bu fekkente ne xaalis la wala da ngay toog tëdd sa kër ba heure élection jot nga ñëw tuur fi xaalis nit ñi ñoo war a yeewu ci loolu dañuy wax ne bu ñu tolloo ci élection urne ba ku fa nekk yow yaa fa nekk ak sa bopp ku indi xaalis nag du lekk parce que jamono bi toll na foo xam ne koo xam ne day toog añ tëkka boo ñëwee jox ko 2 junni wala 3 junni mu jël def si posta xaalis bu ñu fi indi suñu xaalis la mais suñu xaalisu réew la nañ ko indi bu ñu ko indee ñu lekk bu ñu paree ñu dem sa urne yo voté jàpp nga ne Ahmed mooy ki gën ci Ndar incha allah te yàlla na ko yàlla dogal incha allah moo gën ci Ndar parce que li muy taxaw ak waa Ndar ñi nga xam ne ñoo fi nekk muy le maire Mansour Faye defu ko fi taxaw bu mu ci am moom amu ko fi Mansour Faye bu amee problème fii Ndar bu le président Ahmed Fall Braye bu ñu taxawlee du rek bëri na ci problème yoo xam te ne bu ñu taxawlee du réglé te ñun ñoo koy réglé te duñu maire kon jàpp naa ne bu ñu nekkee maire dina gën a changé dina gën a changé kan kàddu ngay tàggatoo mbokk waaw kàddu gi may tàggatoo mooy sant ak gërëm di ko jiital ci le président Ahmed Fall Braye bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ci liggéey bi ñuy liggéey waaye di sant képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci ginnaaw Ahmed Fall Braye di def mention spéciale de partage les femmes de développement ñi nga xam ni ñoo ma accompagné ci émission bi di nuyu suñu benn siste boo xam ni waroon na fi teew dafa feew muy Ndeye Khady Niass de passage moom it bokk ci les femmes de développement waaye di gërëm képp koo xam ni yaa ngi nekk ci ginnaaw président Ahmed Fall Braye di ñaax ñëpp di leen wax ni il est temps que nit ñi ñu yeewu gis nañu Ndar gis nañu problème yi ñu fi am gis nañ tamit situation bi ni mu demee parce que nit ñi nañ yeewu xippi seen bët xoole ñu xam ni bëri na loo xam ne ñun ñoo ko mën a fajal suñu bopp te carte yi mooy tax ñu faj ka nañ taxaw jour élection yi jotee ñu voté massivement pour le président Ahmed Fall Braye yóbbu ko ci bopp mairie bi pour mu mën ñu changer Ndar merci di jaajëfal ñëpp macha allah